jaare daañu man bu ko defee yokkute gi wala boog wàññite gi ñi nit seen i kër mën koo yëg li nga xam ne aussi moom mooy ay TVA ak yooyu est-ce que dem ba dindi ko itam bokk na ci lu gën économiquement ci économie réew. waaw déglu naa li professeur Imam wax. ni mu campé sujet bi sur le plan international ak sur le plan historique. vraiment affaire boobu c'est parfait. ndax ñun comme ni nga ko waxee état socialiste la ñu woon. donc lépp c'était planifié. ba tax na état moom moo doon gérer patrimoine bi yëpp. bi ñu demee nag ba fin 79. ak globalisation 1980. ñu indi ajustement structurel. ci les grandes institutions de Bretton Woods. muy Banque mondiale ak FMI. ñu dugal li ñuy wax déréglementation. comme ni mu ko waxee la règle Sénégal bu njëkk c'était des régimes yoo xam ne dañ ko tegoon. mais léegi c'est le régime de la liberté des prix. ku nekk prix bu la neex nga jaayee. exception nag su ci duggee mooy état bi ci boppam. comme ni ko yenn réew yi di defee même Amérique ak yooyu. mu taxaw ne man tam yii prix su fekkee ne bàyyi naa ko mu law. mën na indi yëngu-yëngu ci réew mi. moo tax mu ci def subvention. wala moo tax muy jël ay mesures di ko contrôler. mais bu njëkk dafa amoon régime socialiste bi su situation ne woon ba garaaw nii day am blocage des prix. effectivement amoon na régime boo xam ne tam régime de marge bénéficiaire la da ngay indi këyit yi nga wax yow li nga jëndee sa ay prix ñu ne la yow kat may nañ la 20%. soo boolee say frais yooyu yëpp ci 20% yi mooy sa marge bénéficiaire. donc yow yaay calculer sa bopp nga dem jaay. après ñu contrôler xool ndax respecté ko wala déet. su demee ba ci kanam. donc ak prix yoo xam ne c'est des prix conseillés. day ñëw ne la ah yow kat loolu sax mu commencé dugg bi ñu ko déréglementé. léegi indi prix conseillé ne la yow dañ la conseiller prix yi. mais dafa am beneen facteur boo xam ne aussi il faut que Imam dugal ko ci. mooy nit ñi. c'est-à-dire ban rôle la nit ñi jouer ci lii nga xam ne moo xew. ak ban place la ci système international bi aussi am. parce que soo ko seetloo fii ñu toll nii. dañ nekk ci conséquence su Covid bi jeexagul. ñu nekk ci ensuite guerre Ukraine ak Russie. ak conséquence bi. loolu mu entraîner aussi benn déréglementation ci logistique mondiale mooy ki transport yi. ak yëpp. ci chaîne bi. les chaînes logistiques. léegi yëpp dafa déréglementé wu. au lieu ñuy yoon ñu doon jaaratuñ fa. ba pare itam mu am ay produits yoo xam ne produits énergétiques de base. produits manufacturiers boo fi produire da ngay utiliser gaz. parce que am na usines yoo xam ne gaz naturel bi moo leen di doxal. bokk la gaz butane bi. wala aussi yow nga utiliser pétrole. te fekk loolu yëpp dafay fluctuer. en fonction wu situation bi ak guerre bi ak ni mu demee. te loolu yëpp day indi ay répercussions. ak itam les mesures de sanction qui ont été prises. alors contre la Russie. Russie itam moom itam muy fayu am ay mesures yoo xam ne daf koy jël. ba tax am ne pays yoo xam ne ñoom dañu fàggandeku. mooy la Chine ak l'Inde. Chine ak Inde dañuy wax depuis jamono yu lay passé ñu ne ñoom ñooy les grands producteurs de riz. grands producteurs de riz la ñu bokk grands producteurs de blé la ñu. waaye ñoom soo leen seetloo seen li ñuy produire ak li ñuy exporter lu néew la. lu bëri dañ koy lekk seen biir réew. parce que Inde je crois day dem ba 110 000 entre 85 000 ba 120 000. su production baaxee ba baax. mais environ ay 10 millions. ak ay 20 millions. wala ak 15 millions moom lay di ko exporter. mais ñoom dañ ñu ren comme xamuñu mbir mi ni muy doxee ñun dootuñu exporter sunu ceeb bi ni ñu ko doon exporter. dootuñu exporter sunu riz bi mooy les restrictions. indi woon nañ weer yi les restrictions sur les exportations de blé. ñu indiwaat léegi restrictions sur les exportations de riz. donc mooy commerçant boobu nga doon wax. Moustapha Tall Moustapha Tall li mu doon wax. loolu rek la
dafa décider Inde ne moom riz brisé comme ñoom riz brisé moo ëpp riz bi ñuy lekk ñoom. parce que xam nga Inde c'est un pays nag boo xam ne dafa am pauvreté. comme Chine ñoom seen niveau de vie bi. rëyul noonu ba tax na ñoom ceeb bu sew bi la ñuy lekk. loolu moo tax moom mu ne ceeb bu sew bi kon dootuma ko exporter. mais nag ceeb bu dijj bi ak yooyu suñ ko seggee yu dijj yi mën nañu seet ñoom yan condition lañ ko exporter loolu moo tax nit ñi tiit. donc lii yëpp nag day tax ne. soo jëndee dara fii Sénégal. il faut su prix bi chéré Sénégal il faut nga xool. ndax seet nañ ne les produits manufacturés. yokk nañu Europe 30%. ci à la production mooy fañ koy liggéeyee. produits yëpp yokk nañ 30%. ba pare Nations Unies nee nañu ren crise bi am nii. yóbbu na prix yi ba ñu dem ba 70%. prix céréales yeeg prix produits yi ci ba ñu yokk ko. mais xam nga ne loolu pays bu mel ni Sénégal. alors nga xam ne tam dañ nekk liberté des prix. te amuñu aussi ay moyens yu bari. loolu dafay naqaree juguler. rawatee na ci nag bi nga xamee ne comme ni ko Imam waxee. nit ñi lu leen neex presque dañ koy def. te kenn du leen téye. ndaxte nit ñi war nañ am yërmaane. ci seen morom yi. war nga yow nga nekk jullit wala nga nekk catholique un croyant. nga ne man lii sama diggante ak yàlla waruma ko teg nit. mais Touba ñu xëy rek ñu ne kilo soble bi 2000 la. ma dégg ki nga xam ne mooy représenté jaaykat yi mu toog mu ne ñun ay taalibe lañu ñun jànguñu affaire ay kii loi yi donc ñun alors mënuñu topp lool mais ñaata taalibe ñoo nekk Sénégal ñu am ay entreprises yu ngand biir Sénégal ñu ngi fii gis ñëpp SEC ñoom est-ce que duñu taalibe est-ce que C3 est duñu taalibe est-ce que ñu ay taalibe est-ce que Sow ñoom Yërim duñ famille taalibe est-ce que Sëriñ Buub ak Baara Mbuub est-ce que duñ ay taalibe est-ce que Alaaji Mbay Badiane est-ce que ñooñu nekk ñu ay taalibe non nekk taalibe taxu la ñàkk xel soo nekkee taalibe sax yaa war a gën a ragal yàlla ni ki nga xam ne nekkul taalibe d'accord donc soo demee si àll bi gis xam lan moo gën a yomb foofu dugub 495 laa gis suñ dëkk soo fa taxawee nga yore juróom-ñett fukk doo jënd kilo dugub boo añee wala boo reere soo fa demee la ñuy bay ca dëkk ba moo gën a cher ceeb beeg li ñuy importer di ko indi soo demee foofu de kilo haricot bi kilo kii bi ñebbe bi mënuloo ko am moins de 800 francs kilo gerte mënuloo ko am moins de 800 jëm 1000 gerte laxe bi soo demee dañ fay bay ay batañteeg ak yooyu mais mënuloo ko am à 500 francs amul dara nag loo xam ne mën ko xam donc loolu ci nit ñi la mais nit ñi am na loo xam ne état mënu ko parce que état bi comme ni ko professeur waxee waaw blé bi ak riz bi amul droit de douane zéro la blé bi sax dindi nañ TVA bi zéro dañ ko dindi zéro donc état bi kay moom état bi mi ngi def li nga xam ne moom mun na ko d'accord nit ñi tam dañ yaakaar ne war nañu mën a def leneen et puis ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne ni ngeen def nii invité koo ko xam wala ngeen di ci wax ak nit ñi itam baax na ngeen di leeral nit ñi